أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi suivre Kepar gi seen chaîne bi nga xam ne moo leen jagleel jotaay bu am solo bi tuddee ko à l'école del Maktoum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen balu àq te di leen bal àq di ñaan yàlla ci barke al Maktoum yéen ñuy suivre Kepar gi yéen ñi abonné ci Kepar gi yéen ñi fexe ba nit ñi abonné ci Kepar gi yéen ñi partagé ay jotaayu Kepar gi yal na leen leeru al Maktoum topp mu nekk ay jotaay yu am solo yoo xam ni képp kuy ndaw bëgg a tabax sa dund war nga ci di bàyyi xel parce que Seyid Cheikh Ahmed Tijani yàlla daf ko baaxee tarixa cheikh waaye ëpp na tarixa cheikh yàlla daf ko baaxee réewu Sénégal waaye ëpp na réewu Sénégal yàlla daf ko baaxee njabootul mustarchidiin wala mustarchidaat waaye ëpp na leen góor gu tedd googu nag nga xam ni yàlla dogal na 2017 mu wuy ji boroomam waaye ñun ñëpp yëg nañ ni lam yashuru bi ghayaabihi fi qabrihi hal ghaaba man sakana al xuluba qalila na ma ko waxee woon Sëriñ Babacar Sy góor goo xam ni boo xoolee gis njàngaleem boo dégloo gis njàngaleem boo gindikoo gis njàngaleem yéen ñëpp miin ngeen ci Sénégal dara xew ñu ne Seydi Cheikh waxoon na ko bëri na sax luy xew ñu jëli message yu Serigne Cheikh ba mel ni looloo taxoon mu wax ko fekk na sax loolu dafa dëppoog la mu waxoon waaye am na lu ëpp loolu lu taxoon mu wax ko moo tax chaîne Kepar gi di leen indil jotaay yu mel nii Seydi Cheikh Ahmed Tijani dafa nekk koo xam ni li ma wax léegi chance la Sénégal mérité ko daayira bi mérité ko àdduna bi mérité ko chance la boo xam ni Cheikh Ahmed Tijani Chérif moo ko jagleel Serigne Babacar Sy ndax cofeel bi mu am ci moom moo tax Seyid Cheikh bëri na lu muy bind delloo ko ci Serigne Babacar waaye bu ñu xoolee tey xasida bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jàngat bii daf ko jagleel ndaw ñi mu ngeen gën ko miin ci yaa Sénégal mais li tax Serigne Cheikh tudd yaa Sénégal di def exaltation à la jeunesse ndax Serigne Cheikh jeunesse bi kese la mës a waxal déedéet miin ngeen ci bindam ni wax naag sax ndaw ñi balaa jeunesse bi yaa ayyuhal awlaadu jàng ngeen xasida bi miin ngeen ci bindam ni wax naag sax ñi nga xam ne jàpp nañ ñooy sëriñ si yaa saadatal islaamu yaa najmal wara ma akramal islaama in lam yushtara min ngeen ko ci bindam nit ñi de façon générale yaa ayyuhan naas yaa saadatan naas wax naag ñoom kon nit Serigne Cheikh frange bu nekk ci population bi rek wax naag ñoom mais dafa nekk koo xam ni au-delà de nekk nitu diine dafa nekk citoyen universel nekk citoyen modèle moo tax gis ngeen engagement politique am gis ngeen engagement social am gis ngeen engagement économique am gis ngeen engagement bi nga xam ne moom la am ci éveiller ci aussi construire li nga xam ne moom mooy la jeunesse de son pays moo tax bi ñu toogee Sénégal ñu jëm ci at yi 90 jëm ci kaw nga gis ni Sénégal daanaka jeunesse bi perdoon nañu repère Serigne Cheikh daal di dellu si bindal leen texte boo xam ni daf koy inspiré wu ci alxuraan parce que bëri na ay abyaat yoo xam te ne ci biir da ngay gis ni ay ayaat alxuraan la mu jël ko daal di koy bindee ci façon bindinam bi nga xam ni Serigne Babacar Sy dafay wax ni Serigne Cheikh dafay wax ni bu may liir bindu Serigne Babacar Sy damay rus waaye man dama wax ni Serigne Cheikh itam képp kuy bindkat boo liiree bindam di nga rus ndax xam nga ni bindam ëpp na dayo mesure yi nga xam moom la ñuy gis ci poésie waaye mu bind xasida bi def ko 34 bayit waaye li ñu ci gën a intéressé moom mooy xasida bi dafa am lu tax sëriñ bi bind ko bi mu koy bind dafa bëggoon conscientiser ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi parce que jeunesse sëriñ Moustapha moo ñu jàngal ni trait d'union la bu nekk entre mag ñi mënatul ak ndaw ñi mënagul ki nga xam ne dangaa nekk pour jëli ndaw ñi mënagul indi leen pour ñu bañ a rëcc nekk ci rôlu gunge mag ñi mënatul pour ñu bañ a ñàkk la ñu amoon kooku sa responsabilité defe naa ni ku ne xam na ne du lu yomb yéen ñi nga xam ne miin ngeen football xam ngeen ni milieu de terrain yi ñoo gën a sonn parce que dañuy appuyer la défense di relayer l'attaque
kon ñoom ñi nga xam ne ay jeunes lañu nekk ci biir champ société bi war a gindi xale yi war a gunge mag ñi seen responsabilité def naa ne responsabilité bu mag la donc il faut mu conscientiser leen parce que am na ñoo xam ne waxoon na fële ci yaa ayyuhal awlaadu di xadd ankaru bil waxyi wal waxyi la si xadd adla bihi mawla lahum tanzila mi am na ñoo xam te ne seen conscience moo faatu te nit bu sa conscience faatoo dara mënatu laa jariñ moo tax foofu mu leen di bàyyiloo xel conscientiser leen bu ci jógee mu conseiller leen parce que nit itam boo fexee ba conscientiser ko ba mu xelam yeewu da nga koy wan yoon bi moo tax mu conseiller leen bu ñu demee ci biir texte bi dinañ gis conseil yim ñu bàyyeel mu jóge ci daal di leen di motiver parce que léegi sax fu ngeen dégg ci débat Sénégal yi ñuy wax wàllu jeune bi dañuy jàpp ni c'est une jeunesse bu démotivée mais Serigne Cheikh dugal na leçon de motivation bu yàgg dafa fekk ni nag Sénégal dañ fiy bàyyi li leen di jariñ di wax li leen neex xam nga si Moussa Wade waxoon ni déglu moom ñaar da nga ci am déglu li nga war a dégg ak déglu li nga bëgg a dégg waaye defe naa bu ñu dégloo li ñu war a dégg démotivation bi am ci jeunesse bi mën nañ cee mucc ñeenteelu donc bu defee constat yooyu daal di bind xasida bu mel nii kon nag xasida bi am na lu mu jàng am na lu muy jàngale bu njëkk bi moom mooy yëg na ni jeunesse bi dañoo tàmm li ñuy tuddee la vie facile xam nga tey ñëpp yëg nañ ni champ politique yi ñi bokk ci parti politique yi ay raccourci lañ ko def ñëpp yëg nañ ni ndaw ñi dañuy lijjanti pour tekki waaye liggéeyatuñu pour tekki ñëpp yëg nañu ne ndaw ñi dañoo bëgg ay diplôme te bëgguñu xam-xam ñëpp yëg nañ ni ndaw ñi dañoo bëgg am alal te nanguwuñoo sonn loolu Serigne Cheikh defoon na constat bi ba tax mu wax ci biir xasida bi ci biir xasida bi itam dinañ gis ni Serigne Cheikh wax na ci li nga xam ne mooy manque de vivacité d'esprit mooy ndaw ñi seen xel yi sonaluñ ko te waxoon na fële wata am muxin fil ba'thi kal aslaafi seen xel yi sonaluñ ko dañoo bëgg nu mu gën a yombee rek moo tax même ci biir école yi même ci biir université yi di nga gis ni donte ni ay étudiants lañ waaye li ñuy préféré mooy li ñuy tuddee les solutions copier-coller gis ngeen seen mémoire yu bëri yoo xam ni amatul recherche scientifique amatul rigueur scientifique li fa am moom mooy copier-coller kon Serigne Cheikh yëgoon na ko balaa ñu ci yegg te jamono jii nag dafa nekk lu gën a accentué surtout ñu am les technologies nga xam ne lu ci baree bari moom moo ñu yóbbu ci paresse boobu. ñetteelu constat bi moom mooy Serigne Cheikh yëgoon na ni suñu ndaw ñi dañoo dem ba amatuñu ay ambition yu rëy te lahu himamun ca Cheikh Ahmad Tidiane Chérif laa muntahan li kibariha wa himmatuhu soxra ajallu min ad-dahri Cheikh ne na man ñi ma amal affaire seen yitte bi gën a ndaw not na àdduna. kon Serigne Cheikh yëg ni jeunesse bi dañoo nekk jeunesse bu manqué d'ambition donc loolu itam muy constat boo xam ni bëgg nañoo wax fu ñuy teg suñu tànk ci biir xasida bi waaye dernier constat bi moom mooy mu yëg ni jeunesse bi dañoo nekk jeunesse boo xam ni defuñu dara oisiveté dafee bari koo ci gis day business mooy lan en réalité amul compétence bu ko may lu ko def lu ni mel amul benn élément bu la mën a jox luy justifier activité bi muy yëngu bëri na ñoo xam ne li Serigne Moussa waxoon ni dañuy yëngu waaye amuñu yitte parce que yëngu ci li ngay yëngu ci àdduna la yem mais borom yitte ci li muy def yitteem da koy jariñ fii ci àdduna jariñ ko ci àllaaxira donc Serigne Cheikh yëg ne aussi oisiveté boobu bëri na fi moo tax gis ngeen li xew gis ngeen violence yi ci stade bi gis ngeen violence yi ci mbedd bi gis ngeen insécurité bi gis ngeen lu nekk moo tax Serigne Cheikh bi mu xamee ni Sénégal mu ngi seetaan loolu di germer mu ne ko kon nag bakay di kulla bukaa in li tawaxuli shubbaani fil ba'saay mu ne Sénégal gis naa la ngay jooy ndax xam naa ne jaaxle nga te li la jaaxal mooy da ngaa ami ndaw te réew yëpp yëg ni ndaw chance la mais ndaw yi nga amal affaire constat yi ma jot a tudd moo leen ambitionné kon nag ndaw ñooñu nga xam ni seen ambition yëpp mu ngi nekk ci lijjanti alal dañ koy lijjanti duñ ko liggéey ndaw ñooñu nga xam ni seen ambition yëpp mu ngi tënku ci outil diplôme bi même bu dee dama koy tricher ndaw ñi nga xam ni jéemu ñoo def seen benn yitte def effort intellectuel pour pousser seen réflexion pour sax innover ak créer yëg ngeen ni léegi laboratoire yi xam nañ ni même la découverte scientifique les recherches scientifiques xam ngeen ni les productions scientifiques Sénégal def cee dellu ginnaaw Serigne Cheikh loolu alerté woon na bu yàgg ni réew moo xam ni ci say ndaw nga yaakaar pour tekki boo demee ba yëg ni say ndaw dañoo désœuvré yëg ni say ndaw amatuñu ambition yu sori kon nag jooy war na la
mais yow kese jooyoo ñeneen ñi nga xam ne ay borom xel lañu di projeter vers l'avenir tey gis ngeen parents yëpp jaaxle bu ñu gisee li xew ci penc mi ñëpp a jaaxle gi ñu jaaxle mooy xam nañ ni lii ni mu yàqoo bu ñu jëmee fii ak fukki at kenn dootu ko defar kon tamit jooy boobu ñett borom xel yëpp jooy nañu waaye jooy bi ki ko waroon njëkk a jooy mooy ndaw mi parce que ndaw ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci li nga xam ni kenn du leen ci gërëm ñu ngi yëngu ci loo xam ni amul benn résultat bu positif bu mu leen mën a indil ndaw ñooñu bu jooy day am ñoo war a jooy parce que seen avenir mooy hypothéqué waaye malheureusement ñi ci conscient bariwul malheureusement des fois da ngay demandé wu sax ndax am na ñoo xam te ne ñu ngi ciy bàyyi xel seen borom seen Cheikh ne kon nag maali shababi isa gada lam yajna min thamaril maarif xayra kulla janaay mu teg ci ni innal gada lam yaxtarif li yaxuusa ma yaqdi bihi al xawaaiji kulla xadaay loolu la waa commission scolaire doon leen jàngal que peut-on espérer de la jeunesse que peut-on espérer de cette jeunesse si elle ne cherche pas à cueillir les fruits de l'instruction cette meilleure cueillette ndaw loo xam ni jéemul def yitte ci daal di uti xam-xam ci daal di uti métier ndaw loolu lan lañu mën a xaar ci moom parce que ku amul xam-xam munoo yéeg yarfa'illahu alladina amanu minkum wallazina utul ilma darajat gis nga képp koo gis ñu jox ko chaise ni ko toogal mu toog tiim ñeneen ñi di jàkkaarloo ñoom di wax xam leen ni am na lu mu xam lu ñeneen ñi xamul wala lu mu yër lu ñeneen ñi yërul moo tax boo bëggee suñu borom yëkkati la fonkal xam-xam mu ne ndaw ñi nag gis naa ni dafa ñu yitte ci xam-xam te réew bu fa borom yi xam-xam nekkul réew ma mënul développer moo tax lu ngeen gis nit ñi dañuy gis xale yi tricher ci examen yi ñu dem ba ci biir yëg ni ñi leen diriger ñoo njëkk di tricher parce que ñi leen di diriger compétence bu nekku fa dañ ko lijjanti ba nekk fa donc moo tax xam-xam boobu noonu lu jar a bàyyi xel la bi ci des mu ni itam ndaw bu ñàkk métier xam nga sëñ Babacar Si moo waxoon ne tarku tasabbubi xul min suu ima adabin kon nag sabab lu leen te bañ a sukkandikoo yëngu ya ndax man kaana za xirfatin fal yuhyiha abadan moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla ak dëkk ya mais outil métier yonent bi sallallahu alayhi wasallam bul xeeb xam nga ñuy il n'y a pas de sot métier yonent bi ni bul xeeb nit sax bu jëlee sémmiñam dugg ci àll bi daal di gor matam ñëw toog di ko jaay moo gën fuuf mu ñëw di tàllal ñu koy jox wala ñu bañ koo jox moo tax bu ñu tollee ci jamono joo xam ni ñëpp a ngi insisté sur l'entrepreneuriat des jeunes kon ku ci nekk nag war ngaa def yitte pour outil métier Serigne Cheikh ne dem ci suñu kanam borom mënoon la luy sa métier nga ne ko aw ma métier di nga am soxla bu mat sëkk ñoom ñëpp amoon métier boo gisee yonent yi ñëpp amoon métier nitu yàlla yi ñëpp amoon métier parce que doon sëriñ du métier politicien du métier dafa am yoo xam te ne du métier kon outil métier mu ne kon nag ndaw bu fekkee ni deful yitteem ci loolu def naa ni dina perdre dundam waaye perdre temps am moo tax boo xoolee texte bi mën nañu tënk centre d'intérêt yi ci ñaar ba ñett bu njëkk bi mooy Serigne Cheikh daf ñoo won kon danger bi nga xam ne moom moo am ci ñàkk métier ak ñàkk xam-xam ndax ku ñàkk xam-xam ku xamadi moo lay guider tey ñun ñii ñëpp gis nañu incompétent yoo xam ne di ñu jiite te mënuñu ci dara ku ñàkk métier itam doo am loo teralee sa bopp doo am loo teralee say mbokk doo am loo suqalee sa réew te ku amul loola nag lu la fab bi dafay yomb moo tax bokk ci lobby yi yomb nga gis lobby bu jóg ñëw financé xale yi ñu dem ca nga gis yoo xam ne yow wóor na leen lewul ñu dugg ca parce que bëgguñu métier waaye bëgg nañoo tekki Serigne Cheikh nag loolu daf ko teel a dénoncé bi ci des mu ni li nga xam ne moom la ñu fi mag ñi bàyyil nga xam ne suñu ancêtres yi moom la ñu fi bàyyil nañ ci bàyyi xel parce que itam suñu ancêtres yi bàyyil nañ ñu fi yu baax waaye bàyyil nañ ñu fi ay aada te aada yooyu nag ku ca nar a topp ba mu jeex da ngay mujjee tardé xam nga si alxuraan sax suñu borom dénoncé na ko am na peuple yoo xam te ne bu ñu ñëwee ne leen waaw li ngeen di def fu ngeen ko teg ñu ne inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim la mu'tadun ñu ne lii de suñu maam yi lii lañ fi bàyyi woon kon nag ñun ca la ñuy ne waaye suñu maam yi ca lañ ñu bàyyi woon suñu borom ne leen walaw kaana abaahum laa ya'lamuuna shay'an wala yanqiluun nag moo tax même ba ci tarixa yi fa la ñuy daanoo parce que am na tarixa yoo xam ni jàpp nañ ni suñu maam li mu fi bàyyi woon mooy mag mooy jiite fekk am na tarixa yoo xam ne boo ci bokkee mag du jiite ku ñu jox cër ba mooy jiite moo tax inna wajadna abaana ala ummatin boo ci toppee wa inna ala atharihim la mu'tadun di nga topp ci koo xam ni tanewu la te ku topp ci ku la tanewul nag mu jiite la fu la gën a dul moo tax il faut ñu am esprit critique di xool fu ñu war a teg suñu tànk ak fu ñu warul teg suñu tànk
kon mu dénoncé bu baax a baax lu ni mel waaye itam dénoncé bu baax a baax li nga xam ne mooy dérive yi nga xam ne mooy jóge ci suñu làmmiñ parce que làmmiñ mën naa dugal nit foo xam ne bu kàmb goo xam ne bu ko ci dugalee ba pare dootu ko ci génne te li mu wax yépp mu aju ci làmmiñ alxuraan moo ko njëkk a wax daal di ñu moytuloo li nga xam ne moom mooy tajassus xam nga jàng ngeen fële wala tajassasu suñu borom ni bàyyi leen espionnage bi léegi nag technologie yi daf koo gën a yombal parce que technologie yi daf lay pousser ba ngay toog sa kër di espionner koo xam ni yoonam nekkul ci li ngay def waaye toujours yaa ngi topp ci ay tànkam topp dossiers yi gars yi bu ñu paree ci kaa rek dem ci kaa mu ne bàyyi leen espionnage bi ndaw du am jotu espionner kenn bàyyi leen surnom yi parce que tur dafa am secret te secret bi ànd ak tur bi bis bu ñu demee ba jàkkaarloog suñu borom mu war la koo laaj képp koo xam ne moo créé surnom ba ñu perdre secret tur ba yaay la yokk borom bi mu ne kon nag nañu bàyyi surnom yi nañu bàyyi itam di topp ci dossier nit ñi am na ñoo xam te ne Serigne Cheikh mu ngi koy wax ci texte bi di wax ne am na ñoo xam te ne li leen di sonal mooy bés bu ne ñu ngi lijjanti foofu nit ki dem ak lu nit ki wax te fi nit ki dem amalu la njariñ li nit ki wax amalu la njariñ mu ne gis nga boo melee noonu jamono dafay dem ba yow dootu la considérer ko am solo day considérer ni nag ab benn bant bu ñu teg ci say diisalu ko woyofalu ko kon nag bokk ci tariixa bokk ci diine bokk ci daayira bokk ci société da ngaa war a yittewoo li nga xam ne moo lay amal njariñ waaye bañ a nekk ci réseaux sociaux yi di partager rek am na ñoom tamit li ñuy partager par jour yow tu te demandes est-ce que ñii am nañ beneen activité bu ñuy def parce que dañuy publier à tout instant di partager à tout instant te xamuñu ni seen responsabilité moo engagé moo tax même bu fekkee ni da ngay gis ñenn ñi di woote jullit sëriñ Cheikh ni waaye wa ibadatu rahmani duna taharatin wa nazafatin lil xalbi aynu riyaay nen waaw naka nga mën a wootee ni yow jaamu yàlla ga te yow sax selloo pour jaamu yàlla parce que sa làmmiñ du wax jàmm sa tànk du jox jàmm sa bët du xool jàmm sa nopp du déglu jàmm sa loxo du jëflante jàmm sa xol yéenewul jàmm waaw ku léppam amul lu ciy jàmm kon naka la mën a jàkkaarloog suñu borom ni da ngay julli moo tax sëñ Moustapha jàngaloon ci université Ramadan ni gis nga booy taaye ba egsi assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yonente bi day taxaw di xaar nga ne assalaamu alayna ñu bloqué affaire bi di lijjanti alayna bi ba xam dugg nga ci alayna bi di xool ñi nga seqal ndax yaa ngi wax ak ñoom jàmm ñi nga seqal ndax yaa ngi jëflante ak ñoom jàmm ndax yaa ngi demlante ak ñoom ci jàmm ndax yaa ngi déglu luy jàmm ndax yaa ngi xool luy jàmm ndax yaa ngi yéene nit ñi jàmm ñu doog laa dugal ci assalaamu alayna bi wa ala ibadillahi salihin kon sëñ Cheikh ni kon balaa ngay jaamu yàlla duuna taharatin wa nazafatin lil jismi aynu riyaa yi fexeel ba sa jëmm bu laabee itam sa xol njëkk koo laab ndax boo ko deful mu ngi mel ni yaa ngi ngistal bi ci des mu wax ba tey nii gis nga bàyyi leen xel parce que àdduna guddul àdduna bi jamono ji guddul dafa nekk jamono joo xam ni gu gàtt la gu éphémère la mu ngi mel ni nit ku gestu di am lu muy xool dellu si mu ni kon nag comme àdduna bi guddul looy def bàyyi ko xel fooy dem bàyyi ko xel looy dugg bàyyi ko xel bu dénoncé yooyu ba pare nag deuxième centre d'intérêt bi ci biir xasida bi gis Sëriñ Cheikh nag jox la programme dund parce que waxoon na fële ni annaasu kulluhum halka illa al aalimuna wala aalimuna kulluhum halka illa al aamiluuna wala aamiluuna kulluhum halka illa al muxlisuuna wal muxlisuuna sa ala xatarin azim sëñ Moustapha ni wal muxlisuuna ala xatarin azim mooy ba mu des ñi nga xam ne dañ koo def programme dund sëñ Cheikh du dénoncé mukk te jox la programme dund ñu ne programme bi lu ci jiitu mu ne na nga fexe ba organiser sa temps parce que le temps est sacré parce que 24 heures nga am bu dee nit ku am yitte 24 heures tuuti na ci li nga war a def comme 24 heures tuuti na ci li nga war a def il faut nga organiser say activité te di nekk ci farata moo tax mu yóbbaloon ñu nit ñi bu ngeen amee farata dem leen dox leen ko su ngeen paree ngeen dellu seen néeg tëj seen làmmiñ nit ku am yitte dëgg-dëgg 24 heures tuuti na si yow ci li nga war a def kon organiser sa temps boo organiser lu sa temps di nga yëngu ba sonn te doo ci am suñu borom ñaareel bi mu ne ndaw ñi bàyyi leen taxawaalu parce que taxawaalu itam
haza tajawulu laa yufiidu ifaadatan maalumatan illa aqal idaai mu ni parce que taxawaalu amalu la njariñ. xam nga Serigne Cheikh bu amee lu ko ñor da ngay seetlu daf koy répété lu bari ci ay xasidam même taxawaalu bii wax na ko ci fay layka fa humul ula yatajawwaluuna bitalatan li mu wax léegi ci topp di lijjanti nit ñi wa yulaxtiquuna maxaarimal ixwaani wa yubajjiluuna al agniya li ginaahum wa yuxaaribuuna a'immata ridwaani la répété waat fi mu ni nañu bàyyi taxawaalu. mais xoolal téléphone boo ko jëlee ci arab mu ngi tudd jawwaala ak yatajawwaluuna ñoo bokk même verbe mot de même famille la. donc téléphone yi lim ci war a comprendre mooy nit dina toog ni demuma fenn fekk moo dax ka taxawaalu ñi sol seen dàll génn parce que dina bu connecté ci opérateur ci compte yu bari da ngay nekk Facebook nekk Twitter nekk WhatsApp nekk Instagram nekk en même temps te yaa ngi discuter ak ñëpp yaa ngi wax ak ñi ne sa koñ di wax ak ñi ne ci réew mi di wax ak ñi ne ci bitim réew yow ak ñii taxawaalu ku dàq dox te yatajawwaluuna bitalatan ndeysaan li ci gën a garaaw mooy bu fekkoon ni sax ñooñu ngay waxal ñëpp farata ngay wax ak ñoom mu baax waaye ñi ngay wax ak ñoom mooy ñi nga xam ne da nga leen gis en ligne rek envoyé leen salut waxtaan ba tàmbali waxtaan boo xam amul bopp amul genn mais gis nga leen en ligne rek il faut nga waxtaan ak ñoom mu ni kon nag nañu bàyyi taxawaalu bu ñuy dox nañu dox farata suñu paree ñu toog suñu néeg te tëj suñu làmmiñ mu ni beneen bi ñu bàyyi lijjanti mbiru nit ñi ndaw am na leneen lu ko gën a war a ñor lu dul topp vie privée nit ñi mais topp nit ki rek lu mu def yaa ngi koy lijjanti fu mu dugg yaa ngi koy lijjanti boo demee ba amoo la bonne information sax da ngay insinuer boo demee de diw lay waxal boo demee de lii lay def boo demee de mu jigi nga yóbbee sa bopp ay bàkkaar yoo xam te ne parce que suñu borom waxoon na wala yaxtab ba'dukum ba'da bu kenn di lu ñutu sa morom ñu ne ko lu tax mu ne ayuhibbu ahadukum an yakula lahma axiihi maytan ndax ku ne bëggoon na ñu ne la kii sa mbokk la faatu na mu ngi nii ñu tër waaye def ci sa sandwich ba pare balaa mu ñu koy suul kon ndax kenn bëggoon nañu jox la sa yàpp mborom bu faatu ni la dund ci mu ne xam ngeen ni seen conscience sax nangu ko comme seen conscience nangu ko nag bàyyi leen di lu njëtu nit ñi bàyyi leen di topp kaawu nit ñi ku ci nekk sa kaa doy na la. bi ci des mu ni itam ñu moytu di jël suñuy journée di ko occuper ci lu amul njariñ ko ci lu amul njariñ moo tax gis nga sëñ Moustapha lépp lay transformé dañ daan woor sax woor gi dootul am njariñ ñu naan nañ dàq koor nga dem journée bi yëpp di taxawaalu dem plage dem lido dem nangam li ngay def yëpp dara amul la ci njariñ mu transformé ko fexe ba da ngay jot sa borom ci li ngay def te doo yëg koor gi moo tax université Ramadan ñëw donc Serigne Cheikh ni kon nag nañu bàyyi loolu wala man tajassasa waftara walil mufsidin baynal wara bi namimatin mashaayi comme ni alxuraan waxee woon hammajim mashaa'im bi namim am na ñoom te ne ci loolu rek la ñuy dox di rambaaja rek di jaxase ay nit bu ñuy jaxase nit ñi nag li ci gën a garaaw mooy dañuy jël ñenn ñi di leen yëkkati di jël ñeneen ñi di leen wàcce te inna akramakum nag indallahi atqaakum ki la gën a bàyyi xel sa borom moo la gën donc mu ne kon nag loolu nañ ko bàyyi xel bi ci des wax naa ko léegi nañu bàyyi commérage nañu bàyyi espionnage nañu bàyyi surnom yi nañu bàyyi di yëkkati nit di stigmatiser keneen donc ndaw war na am leneen loo xam ne moom la tal lu dul loolu bi ci des Serigne Cheikh wax ni boo bëggee jariñu bëgg sa programme dund bii jariñ la tànnal sa fréquentation xoolal ñi ngay àndal parce que dis-moi qui est ton ami je te dirai qui tu es àndandoo dafa am solo nit da ngay tànn ki ngay àndal waaye am na ñoom te ne tànnuñu ki ñu àndal am na ñoom te ne ku ñu jot ànd ak moom Serigne Cheikh ne nag na nga xool sa fréquentation xam nga ca yaa ayyul awlaadu xale yee sax la ko njëkkee woon ni xuranaa u haazal ashri charrul asdiqa am sarrida bi xadisihim taatila mu ni am na ñoo xam ne boo ànd ak ñoom suba ba ngoon ni ñuy jëlee oto paanal ko ba oto ba dootul amati njariñ noonu lañ lay jëlee paanal la ba dootoo am njariñ parce que ñoom xad ankaru bil waxyi wal waxyi allazi adla bihi mawla lahum tanzila mais gis nga Serigne Cheikh nee na am na ñoom te ne jamono jii noonu la ñu mel ay nit lañ yoo xam ni li leen gën a ñor mooy fexe di tas musiba
li leen gën a ñor mooy fexe di yàq deru gor yi. li leen gën a ñor mooy di fexe ba ñu baax ñi duñu jariñu. li leen gën a ñor mooy ba fexe fu nit waroon avancer ñu galgal la. mu ne li ci gën a doy waar nag mooy siimaahum ardul basaimi iddatun li tahliki udabaa yi wan nujabaa yi. seen nee na xam nga li ci gën a doy waar mooy ay hypocrite lañ. parce que boo jàkkaarloog ñoom dañ lay ree nga foog ni dañ laa bëgg fekk derrière sa sourire am na leneen lu fa ne loo xam du yéene bu rafet. moo tax gis nga am na ñoo xam te ne souvent ci mbooloo ci lañ leen di sax détecté. am na ñoo xam te ne ci mbooloo du ñu meroog kenn ku ñëw dinañ ànd ak yow collaborer ak yow. collaboration boo mën a ànd ak ñëpp rek am na sincérité bu fa amul. parce que nit dafay am principe te boo amee principe dina am looy bañ ak looy bëgg. waaye am na ñoom te ne bañu ñu bëgguñu wala bu ñu bëggee itam du ñu ko manifester dañ lay jéem a manifester bëgg di la ree. olof nee na bañu weex na waaye deret moo ko lal. te sëñ Moustapha waxoon na ni reetaan du baromètre parce que nit reetaan na la fekk bégul. gis ngeen ko ba tàyyi ci ay jotaayam nit ku ñëw ni ko yow la te fekk ci présence yu yow la ba sax piège la indaale mu ni le cadeau empoisonné. donc yooyu yëpp mu sëñ Cheikh ni gis nga ci lañ leen di xàmmee. am ñoom te ne ñu ngi lay ree waaye fekk yéenewuñ la jiw. mu ne kon nag yow fexeel ba tànn ñi nga xam ne ñoom ngay àndal ndax boo tànnee ay àndandoo yu baax mbaax dina la yomb waaye boo amee ay àndandoo yu yées mbaax du la yomb. kon nag fexe ba xool ñi nga xam ne ñooy sa fréquentation surtout nag boo tollee ci jamonoy jeunesse. parce que jeunesse da ngaa nekk ci jamono tentation boo xam ni alal da lay ut si ndax da ngay tànn alal muy sa fréquentation. jigéen da lay ut si ndax da ngay tànn plaisiru àdduna muy sa fréquentation. cër da lay ut si ndax da ngay tànn cër muy sa fréquentation. je ne sais waxoon ni àdduna ñett fi nekk xam-xam alal ak jigéen. nit ku ne nag ci ordre bi nga ko placé ci ngay réussir wala ci ngay échouer. mu ne boo jiitalee jigéen doo am xam-xam ndax doo ko tal doo am alal ndax ku amul xam-xam doo am métier te boo amul métier doo am alal. mu ni bu fekkee ne da ngaa jiital alal mën ngaa am jigéen ñi parce que dañ leen tooñ sax ni bu saxoon ci kaw garab ñu dooni golo waaye doo am xam-xam. mu ni waaye gis nga boo jiitalee xam-xam di nga am alal te di nga am jigéen. donc nit ku ne yaay xam lan mooy sa priorité. donc classification des priorités nga xam aussi lan mooy sa priorité dafa baax. nit bu xamul luy priorité am dafay yàq temps am wa yubaddilul islaaha bil itlaafi. kon nag mu ni bi ci des mooy del consulter sa conscience. sëñ Moussa waxoon ni la conscience est un conseil avant l'acte mais un juge après l'acte. mu ni sa conscience dee ko consulter dama koy wax fan yi sama élèves yi ma leen toujours bu ngeen di def dara ngeen interroger seen conscience du fen toujours dina la wax la bonne réponse. yow yi kay yaa koy nangu wala bañ koo nangu mais di interroger sa conscience. sëñ Cheikh ni il faut ngay interroger sa conscience. waxoon na ko ca gàmmu di wax ni am na ñoom te ne dinañ dund ba dee te du ñu tëdd wax ak seen njëganaay wax ak seen conscience. te nit bu dul wax ak conscience am mu ni yàlla day dem ba dootu ko bindatil bàkkaar ndax daf koy jéppi. ne nit dina def loo xam ne ci penc mi nga xool ko xam ne kii conscience am dundul. ku liggéey moroomam pour jot cër ba moroomam waroon jot conscience am dundul parce que liggéey ba balaa muy sotti moom mënoon naa jiitu moroomam ca bàmmeel yi. ki jàpp ni Barça la wala Barzak ndax jàpp na ni wërsëg bi Barça la nekk wala su ma ko mënul décrocher ji Barça il faut ma dem Barzak parce que defatuma fi dara conscience am dundul parce que waroon naa xam ni yarzuqu man yashaa'u wa yu'azzibu man yashaa. te yonent bi sax suñu borom daf ko waxoon ni aqimis salaata rek wastabir alayha laa nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. suñu borom ne ko nañu bàyyi xel rek képp ku ma bàyyi xel li nga soxla ci wërsëg dinaa la ko jox kon nag fexe leen ba aqimis salaat rek nekk leen ci li ngeen war a ne nekk leen ci seen farata rek. waaye ki nga xam ni jàpp na ne Barça la wala Barzak conscience am dundul parce que ci jamono jooju fàtte na suñu borom ci diggante bi. ki nga xam ni jàpp na ni il faut ma agresser il faut ma violenter pour mën a am wërsëg bu ma dundee conscience am dundul parce que bu xamoon ni suñu borom moo yor dee ak dund moo yor rey ak dekkal balaa muy dugg ci agression dina ci bàyyi xel. mais ki nga xam ni jàpp na ni moom bu fekkee ni suquwul nit toppul ci tànku nit ki xam nga waykat bi sax waxoon na ko yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen
soo naagoo da nga naan kii su ma wàccee rek ma torox. dañ koy waxtaanee fan yi man ak Oustaz Assane ñu waxtaan benn mbokk bu am solo ci daayira bi koo xam te ne ay kër daf koo yoroon ñoom ñëpp mu leen di jël dépense ay nit yu baree bari mu jël leen di leen fay. am na sax ñoo xam ni daanaka liggéey bi ñu koy liggéeyal soxlawu ko mais daf leen bëgg a dimbali. am ñoo xam ni seeni ordonnance musul tardé mu leen di jël en charge nekk ci digg ndawam suñu borom jëlee ko fi. ñu toog mu mat at ma ne ko gis nga suñu borom boppam lay jàngale parce que ñii ñëpp jàppoon nañ ne bu fi jugee seen dund dina am lu ci soppeeku te dund jugee na fi ba mu mat at te ñu ngi continuer di dund comme nañu daan dundee. ma ne ko loolu moo lay wan ne suñu borom kese fi ne boo gisee ci alxuraan des fois muy jékki-jékki di laaj ne bés bu dina ñëw ma naan limanil mulkul yawma mais kii jàpp ni sax dama toog ci nguur gi dama toog ci nguur gi da ngaa fàtte buur bi. parce que ki jàpp ni dama toog ci nguur gi ba tax muy manipuler une constitution nu ko neexee di truquer des mandats ni mu ko neexee di violer des constitutions ni mu ko neexee di truquer des élections ni mu ko neexee mais dafa fàtte ni Souleymane moo ko ëppoon nguur wa kaana nabiyyan mutma'innan bi mulkihi walam yu'wihi fii xaalatil manni tughyan Serigne Cheikh ni leen rek moo ko sauvé mooy beewul woon. waaye am na ñoom te ne seen arrogance ëpp na ci benn poste ministériel ci benn poste de député ci benn poste de direction ci benn présidence bu ñuy diriger seen arrogance ëpp na seen conscience moo fi nekkul. donc am na ñoo xam ne il faut loolu ñu bàyyi ci xel ñu xam ni conscience dafa am solo ci nit parce que c'est un conseil avant l'acte balaa ngay poser benn acte mais ki rey ay doomam wala ki avorté loo wala ki dugg ci ay lobby homosexualité ci jamono ji ñu toll ndax jàpp na ni ñoo ko mën a may xaalis. ki nga xam ne mooy nekk ci hôpital yi di def avortement parce que jàpp na ni avortement sax dañ ko war a légaliser Serigne Moustapha jàngale waat ko ci gàmmu gi wa izal maw'udatu su'ilat. raccourci il faut ñu bàyyi ko parce que suñu borom moo yar raccourci yi kon ñun li ñu war a def mooy def li ñu war ne seen Cheikh dafa wax ñaar ni tuuma alalu gor la mais tey ñaata nit nga yëg ni pour éliminer leen rek dama leen di tuumaal dañuy toog sax concocter un plan pour tuumaal leen mais li ci gën a doy waar mooy bu ko ay mag doon orchestré nga xam ni mag ñi seen conscience dundul te yow sa responsabilité mooy war leen a gunge waaye dañ ciy mele ay jeunes yoo xam ne seen avenir mu ngi ci seen kanam. kon jeunes yi il faut ñu jëlaat seen responsabilité Serigne Cheikh Serigne Moussa waxoon na ni jox nañ leen seen responsabilité ci lu ne ba mu des jox nañ leen responsabilité ci lu ne ba mu des bàyyi leen ngeen jël seen responsabilité boobu. kon nag jeunes yi il faut aussi ñu jël seen responsabilité di waxtaan ak seen conscience mu ni lépp looy def fexeel ba xam essence bi lan la su may jàng pour lan la ndax damay jàng pour am ay diplôme wala damay jàng pour am xam-xam parce que bëri na kuy jàng fekk xamul lu tax muy jàng. bi ci des mooy li ma wax léegi ci conscience gis nga suñu borom du fàtte waxoon na yonent bi waxoon na ni az-zanbu laa yunsa suñu borom du fàtte wal biru laa yabla mbaax du ràpp wa dayyaanu laa yamutu yàlla du faatu mu ne kon nag i'mal ma shi'ta looy def rek na nga ko seet looy def na nga ko bàyyi xel mais gis nga am na ñoo xam ni bàyyiwuñu xel ni suñu borom mu ngi fi man des fois je me demande est-ce que ñenn ñu xam nañ ne suñu borom mu ngi leen di gis parce que sañ gi ñu sañ bu ñu xamoon ni suñu borom mu ngi leen di gis def naan dinañ ko bàyyi moo tax nag kon nag pour jeexal Serigne Cheikh waxoon ne kon ñett yi bu ko bàyyi bu ko fàtte bu njëkk bi mooy bul fàtte ni dund yàggul waxoon naa ko léegi dund yàggul ndeysaan waa keppaar gi ñu nga Bambey waaye Alioune Badara mi nga xam ni moo faatu fan yii ci intoxication la tudd ñu koy tudd ci intoxication donte ni autorité weddi nañ ko ku ko waxoon ni sa année universitaire première année doo ko jeexal du jàngi Bambey waaye ndeysaan ak li mu sonn ci cursusam li mu sonn ci Bambey condition de vie condition de travail cadre de vie balaa muy jeexal année ba suñu borom jël ko mais ñaata nit ñooy yóotu dara balaa ñu koy jariñoo wuy ji suñu borom moo tax utulubul xawaa'ija bi izzatil anfus fa innal umura tajri bi maxaadirihim yonente bi nee na looy ut ànd ceeg sa teeyu bakkan rek parce que yàlla lépp la planifié waaye jàpp ni sëriñ bi moom ma ko mën a jottali moo tax ba bu ma sëriñ bi joxul téere bi wala mu jox ma saafara bi duma ci génn jàpp ni diw moo ma ko mën a xañ te yonente bi waxoon ni rufi'atil aqlaam wa jaffati suxuf lépp lu la suñu borom war a jox bind na ko ba pare
kon il faut ñu am conscience que ni dund yàggul comme dund yàggul nag fexeel ba li nga fiy def mu nekk loo xam ne doo ko rëccu parce que amul suñu borom nee na am na ñoom te ne bu ñu ñëwee fële dañ naan rabbi law laa axartani illa ajalin xarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin ay waay yàlla te nga ma mayaat ma dellu tuuti rek su ko defee li ma waroon def ma góorgóorlu ci yàlla ne ko wala yuaxir allahu nafsan iza jaa ajaluha am loom te ne bu jàllee jàll na kon dund gi comme gàtt na fexeel ba waxaalifi nafsa wa sheytaani waxsihima wa in huma mahadaaka nusqa waxtanimi ca nu mu tuddati burdu la ni fexeel ba ñii ku la ci jox conseil rek bu ko def waxaalifi nafsa sa bakkan bu la conseillé bu ko topp parce que bakkan bul booy def jàkk ju ne mu jiite la fa dina la jiite ci jàkk joo buggul woon mu ne wa sheytaan iblis lépp lum la xiital ba ko fa wansihima ñoom ñaar daal conseil moom buñ la mën di jox ba ko fa kon nag bàyyi xel ni dund yàggul te kenn xamul kañ nga fiy jóge kon comme xamoo kañ nga fiy jóge bàyyil xel li ngay def ñaareel bi wax naa ko léegi lépp looy def consulter sa conscience maam Cheikh nag capitaine dama mës a dégg mu wax ñaar ni conscience ak conscient bokkuñu conscience mooy sa conseil di sa juge après acte bi mais conscient mooy nit ki nga xam ne mu ngi xool nii di jàkkaarloo di jëf di def mais nit dinañ ko yar ba même buy mooy yàlla conscient wam mooy yàlla mais conscience am mooyul yàlla wala des fois nit wax lu dul dëgg sax wax lu dul dëgg ba jàll mais conscience am du ko bàyyi du d'accord mukk ci wax lu dul dëgg ba am réussite donc consulter sa conscience lu am solo la bu mujj bi nag mooy nga am esprit de discernement nit dafay settantal balaa may dugg ci mbir ma xool ko xoolaat ko ma xam ne lii la may jariñ mu ne kon nag nit ki na am esprit de discernement lu muy dugg mu set ko donc loolu ñu bàyyi ci xel esprit de discernement moo tax seen cheikh nag di haza nasihatu sadiqin laka yaa fata fatba wala tuhmil lisil aara yi seen cheikh ne lii daal c'est un conseil te ki la koy wax en toute sincérité la ko waxee ki lay wax di la conseiller di la ko wax en toute sincérité mooy yéen la ndam rek kon nag yow ndaw li soo bëggee mucc toppal ndax boo ko toppee doo ci gis rëccu te defe naa ne Serigne Cheikh ku topp ay enseignement am topp message am doo rëccu kon nag yàlla nañu yàlla may ñu topp ko dégg ko waaye itam yàlla taas ñu ci barkeem yàlla gungeel ñu suñu barke kilifa gunge ñu itam ci barke ñi nga xam ne ñoom la am ñëpp tàmbalee ko ci ki nga xam ne mooy maam Cheikh capitaine mi nga xam ne moom la transmettre mission bi te ñu transmettre loo ko parce que koo xam ne ba mu juddoo lañ ñu ko héritier jox la parfum héritage du yow mag ñee ko décidé Serigne Cheikh ba mu koy wax ni ko jox nañ ma turbe du moom kon mag ñee ko décidé kon nag yàlla na ko yàlla gunge yàlla bàyyi ñu si keppaar gi incha allah waaye itam ngeen abonné bu baax a baax ci keppaar gi parce que keppaar gi nag mooy am solo keppaar gi moom képp ku abonné gul aboneel képp ku partagé gul partagel képp koo xam ni doo woon suivre na nga fexe bay suivre di faire suivre ndax keppaar gi daal ce sont des enseignements ñu nekkoon à l'école d'Al Maktoum di leen nuyu di leen baalu àq ci dëng yi ci manquement yi jot moo amul waaye seen Cheikh wax na ko 24 heures sax doyuñu waaye nag ñu nabi rek li ci des nag bu ngeen demee ci ustaas yi nag ñoom dinañ leen jàngal texte bi baat par baat yàlla nañ yàlla sàmmal suñu kilifa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا سنغال بكيت كل بكاء لتوغل شبان